bismillah macha allah salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe xarit yi nuyu nañu leen moo xam fu ngeen mënti féete macha allah noo ngi leen di nuyu di leen ñaanal kendal ak jàmm di ko ñaanal itam sunu PCA mboolem directeur ci biir kër gi noo ngi leen di ñaanal une très belle journée macha allah ñaanal ko kilifa diine yi ak kilifa aada yi boole ci cofeel gu dul jeex noo ngi leen di nemmeeku di leen ziyaara di ñaan seen taxawaay yàgg te ànd ak wér macha allah xalifa généraux yi ci la ñuy bokk ñoom itam ñoo ngi leen di feddaliwaat sunu cofeel di leen bëgg lool di sàkku ci ñoom ñaan waaye itam di leen ñaanal dugg ci biir clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi wax salaamaaleykum képp koo xam ne rek malade la nekk ci bërëb yooyu ñu ngi ñaan yàlla wéral la te bañ a tëral kenn ñi nga xam ne itam ñooy acteurs de la santé yi ñoo ngi leen di ñaanal ñu yàgg ci seen liggéey te lépp loo xam ne rek ñoo ngi koy def yàlla baaxal ko salaamaaleykum ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw nu ngi leen di nuyu bu baax a baax macha allah di leen ñaanal mucc yàlla mën yàlla na leen fa jëlee noonu lañ koy waxee lu yàlla na ma war na lu mu àggale daa jot kon bokk yàlla na gaaw àggee ci ñoom ñu jóge fa macha allah bu ko defee itam dinañu fàttaliku ñi nga xam ne dañu baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njéggalu sunu borom njéggal googu yàlla na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ñëw nag toog ak Ndoye Bane dina la wax loo ba sa dënn bi départ waaye alhamdulilahi rabil alamina ñu ngi ñaanal képp koo xam ne rek danoo baaxoo woon di ànd ak moom macha allah tey ñu ngi ci njéggalu sunu borom njéggal gi yàlla na ko yàlla yokk yërëmal nu sunu ay wayjuru bopp yërëmal nu sunu ay wasila sunu ay soppe dañuy fàttali saa su ne góor gu baax boo xam ni sagesse am dafa duggoon lool ci sunu xol macha allah muy maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum te bu nu ko waxee itam daañ ci toftol képp kuy soppeem te ne ci bërëb yi tedd yooyu yal na yàlla yërëm leen maa ngi nuyu bu baax Ajaratu Mami Linguère Diop di kontaan ci moom di kontaan également ci Ndoye Bane rek ci indi werante ak dàq nit ñi ci biir couloir yi bu ngeen mënoon xam ni Ndoye Bane di def fii mënu leen koo imaginer waaye Ndoye Bane bismillah. jaajëf Eva Ndoye Bane le sage ñu ngi lay ziar wax le sage oui. bëggoon naa ñu won la ñi ngay dàqe ñi fiy xiixat ñi ngay lëjël loolu yëpp bëggoon naa ñu koy non man lëjëluma kenn man leen lëjël man kay leen solal maa ngi leen di ziar bu baax yaa ngi Mia kay xam naa ne toppe ngeen ma mbooro vraiment Mia moom vraiment daal mi ngi noonu daal ñu ngi ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di ci jiital sama sëriñ ba Cheikh Bass Abdoul Khadr di ko ñaan mu yàgg fi lool te wér di ziar waa Pire Sañu Xoor yëpp sëriñ Maodo Cissé ak sunu xalifa ba Serigne Mansour Cissé di ziar moom parent Djibi Diagne ak monsieur le maire Serigne Boub ñëpp ñu ngi leen di ziar notable yi fa nekk yëpp ak Serigne Sidi Mbacke ak soxnaam di ziar waa réew mi ak waa bitim réew na ñëpp am jàmm te moytu escroquerie amin moo tax tey pour waxtaan bi gën a yaatu gën a neex dañ fi invité Marie-Louise mi nga xam ne moom itam journaliste la ca observateur di ngeen dee gis bind yu bare yoo xam ne ay mbir la yu xew ca tribunal ba moom daf koy teewe mu xarañ ci lool moo tax ñu woo ko fi ma xaali itam ñu ngi koy nuyu ne xam ngeen ne bu nu waxee journaliste ku ci nekk ca wàll ba nga féete moo tax ñu woo fi soxna Marie-Louise mami yow itam ñu ngi lay nuyu bu baax. di soxna ci avocat bu mag boobu Ahmadou Bamba Cissé. ah d'accord. kan ci moom Marie-Louise waaw madame Cissé Ahmadou Bamba Cissé avocat bu mag boobu borom këram. très bien waaye xam nga moom bokkul ci journaliste yi nga xam ne dañuy toog rek di tàgge bàyyi jàmbur yeeg yaayi jàmbur yi rek arrêté leen s'il vous plaît. waa léegi loolu tam lan la. ak di ngénteel ñu wasi noonu. ah sunu papa Golbert Diagne mi nga xam ne ñun ñëpp dañ koo bëgg. waaw bàyyi Malal Junior mu neex mi ci télé bi. waaw ñun ñëpp ñu bëgg ko rek papa rek yar ñu ci sunu àdduna yeeñu rek. ñun ñëpp ko nga xam ne ba ñoom baara yëgoog ñoom ñuy ñaan mu gunge ñu téeméeri at ci kanam. ñu toog démb rek rësal sunu fit yëpp rek tàggee ko fi nii rek ci erreur rek. arrêté leen s'il vous plaît. xam nga clic yi neex na torop mais xaalis bi ngeen ciy fayeeku jaru ko. dafa am alal joo xam ne lekk ko sax riba la du reesee noonu arrêté leen ngir yàlla parce que kenn du rey waajuru jàmbur dafa am yoo xam ne boo ko defee am na mbokkam am na xaritam am na ku ko jege koo xam ne amee na cardiaque mën nga ko def mu liir ko rek ne këndëng daanu dee moytu leen àq si ngir yàlla door nañ daan dooreeti neti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jëlawre di ziar mboolem kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal sunu soppe ba sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla na yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem Sëriñ Muntaqa moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yen bi woyof lool ci kaw ak mboolem sunu xalif généraux yi ndax ñun bu ñu tëddee di nelaw yéen a ngi ci dar bi te jàmmi réew mi rek leen fa bàyyi ndax yéen kenn gi téye mbaar mi kon ñi ngi leen di ziaraat yaay jegeen yàlla na dëkk ak soppeem ba Seydina Muhammad
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kamara Jibante booy yaaxa jaay yàgg fi loolu te wér ziar mama Kinushka yaay na fi ak njaboot gi yëpp waaye di ziar suñu yaay bopp yaay Astu Jara yaay Astu Seck mère Ndoy ñu ngi leen di ziar bu baax yaay Isa Diop yaa ba bàjjan Awa Diop yaa booy Njaay jaata yow xam nga ne fu ma toll maa ngi lay nam suñu yaay yëpp ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay dellu di bégaat bu baax a baax tey ñaanal suñu waajur woowu Papa Golbert Diagne yàgg fi lool xaritu maam Kumba Bang boobu loo fi yàgg doyul yàgg fi lool très bien lu mu fi yàgg doyul yàgg fi lool loolu la ñuy wax fake news dafay dee am waaye bu soobee yàlla moom am nañu yaakaar ne saa su ne dana nangu sunu ay ñaan ne indiwuñu fi pour bañ noo nangul ñu ngi kontaan ci mbokk mi nga xam ne mi ngi soog taal teleem yem ci ñun ñu koy fàttali ne mi ngi suivre émission wareef bu ñu waxee nag wareef du lundi au jeudi waxtu bi benn lay doon te bépp thème boo xam ne rek dañu koy dund ci biir société bi incha allah dinañ ko fi évoquer et bu ñu ko indee itam liy apporter valeur bi mooy ñi nga xam ne ñooy wootee di def ay seede ci li nga xam ne mooy émission bi 88 la 628 04 05 88 628 22 bu ko defee nga mën a woote wax li nga xam ne mooy sa xalaat Ndoye Bane escroquerie itam mbir la moo xam ne lu yàgg ci àdduna la escroquerie nee nañu tribunal moom benn rek lay àtte mooy escroc lay doon amul escroquerie nangam escroc rek lay doon muy tur bu diis nag te naqadee tudd escroc xam naa Babacar Bey soxla nañ ko fi waaw escroc moom ci escroc yi la bokk moo tax télé bi leer dafa demoon Màkka de dégguma de ci escroc yi la bokk Babacar kay léegi la tuub rek bi mu demee Màkka la bàyyi rek mais mi ngi noonu daal de toute façon comme ni nga ko waxee escroc moom ñun ñëpp dañoo juddu fekk ko fi mais fi mu nii affaire yi dafa gën a tàkkarnaase te Sénégal dafa mel ni nit ñi dañoo nanguut a yeewu loolu la laay wax parce que journaux yi wax nañu télé yi wax nañu rajo yi wax nañu ni ngi leen di avertir tout le temps wax nañ ba sonn mais dañ lay seetaan di la xool lieu que ñu jéem a jàng ci li ngay wax mais dañuy xool rek mais duñ jëfee loo diggee waykat yi sax way nañ ko bul dégg daal di gëm comme man gis dafa leer waaw mais maanaam lieu que ñu déglu waxi nit ki mais dañ koy fecc ca fecc ma la ñuy gën a concentré wu que ci ñi yeete ou bien ñu suñu xoolee télé bi nit ñi wax nañ bay bëgg a dee mais daal après duñ jëfe da ngay gis ku seetaan tey afi tey mu escroc bi tey ñu escroqué ko ci téléphone bi wala mu génn soxna Louise madame Cissé ngi ree mais c'est vrai madame Cissé di Marie Louise mi par exemple soo ko dee liir ça fait des années su fekkee yaa ngi koy liir léeg-léeg nga liir ko ne lii mënta am waaw yu bari xam nga maa ngi lay wax sànq ku miin tribunal la dëgg la wax nga ko ku miin tribunal la moo tax loolu ma dégg sànq loolu xamoon naa ci tribunal ba lay mujj ca lay mujj fa la mujj de man non waaw bi ma déggee ni am na borom kër ca tribunal ba laa ne nit ki ne moom fa non ba xam nga Marème itam day yëngal baro ba Marème day tànkam yi baree tribunal man xamoon naa ni dina am kër tribunal yàgg tribunal lay mujj àttekat waaw waaye ma nga ca soxla de nan ko ñaanal yàlla de waaw li may wax sama benn xarit ma ne ko nekk ak àttekat moom bu ngeen xulee fu xuloo ba yem bu ëllëgee day xam ne point bi fii la woon mu daal di départ non te xam nga moom tabarkàlla yàlla leen yàlla fal cat mais moom Marème man dama koo fan Baye Diagne koy mujjee moom point sur point la koy topp. Très bien boo duggee ci histoire am doo ci génnee. aywa Marie-Louise ñu ngi kontaan ci recevoir la ci plateau bi ndax dañu yàgg di lire sa ay bind. yoo xam ne boo ko bindee ñun léeg-léeg ñun ñi nga xam ne demuñu ca baro ba xaw ma ñu lu xew tribunal dañu naan lii c'est invraisemblable. mënta nekk et pourtant c'est la réalité. rawatina nag ñuy waxtaanee escroquerie muy mbir moo xam ne da nga koy dund chaque jour. bu yàlla def boo demee ca bërëb yu ni mel ñu lay wax bismillah. maa ngi leen di nuyu. Eva ci invitation bi bon c'était un peu précipité mais bon. mënuñu ko mënuñu woon décliner. mënuñu woon décliner donc maa ngi nuyu tous les téléspectateurs de Wareef ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi leen di nuyu plateau bi Ndoye Bane sama xarit di nuyu Mami di la nuyu aussi di leen féliciter ci liggéey bu rafet bi nga xamante ne yéen a ngi koy def di yee nit ñi surtout parce que comme on dit tey escroquerie la ñuy waxtaanee suba mën ngeen waxtaanee ay thèmes yu jeex parce que Sénégal moom lu ne moo fi am comme on dit lu ne moo fi am sooy dem ci tribunaux yi di dem da ngay tu te rends compte du n'importe quoi du tout tu vois du tout donc tey escroquerie la ñuy waxee escroquerie bëri na façon
waaye on peut voir d'une façon foog naa avec bu dul yamba bu dul viol bu dul peut-être les vols petits vols ak yooyu noonu escroquerie bokk na ci thème bi nga xamante ne day ñëw tout le temps ci rôle tribunaux yi et c'est des cas différents je sais pas si on commence à développer maintenant wala dañuy xaar wala c'est des cas différents yoo xam ne cas bu nekk te mooy loo xamante ne comme nii comme exemple baal ma Ndoye Bane mu ñëw ak ay pexeem ak ay tappaleem ay manœuvre am utiliser soit benn tour boo xam ne du turam benn qualité boo xam ne du qualité am ça veut dire que mu nekk il se fait passer pour benn nit boo xam ne du moom pour mën a nax nit ci benn objectif voilà am ci moom dara boobu mën na nekk xaalis mën na nekk matériel mën na nekk leneen loolu mooy escroquerie loi bi loolu la ko tënkee mooy nga nax nit ci ay tappale ci ay manœuvre ci ay nan lañ koy waxee njuuj njaaj voilà merci njuuj njaaj pour mën a am ci nit dara da ngay gis koo xamante ne dafay ñëw surtout sur mbiru suuf xam nga Eva tey Sénégal ku nekk borom kër gu nekk bëgg nga am sa kër nga dugal fa sa njaboot man dafa am benn cas boo xam ne dafa ma marqué woon parce que waa ji dafa toog liggéey durant toute sa vie li mu dajale toute sa vie il était à quelques mois de la retraite mu dajale xaalis boobu jox ko benn nit fu mu jaay ko terrain kooku ndeke terrain ba mu ko jaay du terrain ba sa baaxul loo ba bokk ci du te moomu ko amu ci dara tribunal la ñu mujjee kooku la mu dajale ci at ba yëpp la ñëw jox benn nit kooku lekk xaalis bi joxu ko terrain xaalisam réer na dañ lay ñëw on te condamne à la barre avec dommage et intérêt mais loolu balaa nga cee jot di nga daw bay bëgg a dee est-ce que dañ ci jot sax c'est des cas surtout escroquerie foncière mooy cas bi nga xamante moo gën a fréquent ak escroquerie au visa Sénégal ñëpp bëgg a tukki mais tout le temps on leur dit baan wax na ko sànq Sénégal da nga lay yee tey ñu wax benn cas nga déglu ko suba on t'arnaque de la même manière c'est vrai parce que ñu bëri dañu bëgg a tukki da ngay dem mais ambassade moom mooy joxe visa mais nit ñi dañu Sénégal dañu gaaw a gëm nit dañu trafiquant de personnalité dafa bëri ñëw mbubboo dara dugg bureau jàmbur kii dugg génn wane que kii xam nga ko ñëw dugg lijjante ne jox ma temps ma jox la visa bi day gën a gaaw après day lekk sa xaalis de un di nga ñàkk sa xaalis di nga doo dem tukki di nga perdre sa temps tu vas te retrouver dans la dèche ci loo xamante ne mënoon nga dem ci procédure normale mën a am kayit bi nga xamante ne moom nga soxla c'est des cas yoo xamante ne peut-être dinañ duggaat xuus ci yeneen cas yoo xamante ne beaucoup plus fréquent ñoo xamante ne ay kilifa la ñuy mbubboo turu kilifa ñëw ne tey ministre bi lii ak lii moom a yónni wala bon du ma tudd turam cas bu mujj bi moom il est venu à la barre pour des cas fréquents tout le temps même cas la benn homme d'affaires la ñun ñëpp xam nañ ko waaw tu vois un peu moom day sitam lay utiliser waaw day ñëw bind ci yow bind ci yow lu bon après yow day en retour day yónnee ay émissaires yooyu dem wax ak yow pour mu am ci yow dara pour mën a retirer papier bi léegi bi nga teewee ci tribunal bi loolu lu am la lu am la xam nga benn jour benn policier daf ma ne mu ne mais yow li ngeen di wax yëpp est-ce que mën na ko mais yéenay def enquête yi yéenay def enquête yi donc ñun lépp li nga xam ne dañ ko bind du loo xam ne dañ ko inventé parce que da ngay dem compte rendu d'audience te compte rendu d'audience mooy li nga xamante ne moo gën a compliqué parce que da ngay toog di déglu amul lenn loo xamante ne da nga ko fay inventé moo tax nit su ma nee man waxuma woon da lii mën na ko da nga ñëw ca banque presse toog maa ngi fa woon toog donc du loo xamante ne mënoo ci yóbbu sa nit ci ay diffamation parce que dafa nekk loo xamante ne compte rendu d'audience la da nga déglu di bind muy wax ngay déglu di bind du lenn loo xam ne dañ ko inventé c'est des faits réels et je pense que Sénégalais il est temps que ñu bàyyi di voiler wu la face et pour se dire que ça n'arrive qu'aux autres fii la xewee foofu mu daanale merci madame li mu wax nii c'est important fi mu daanale noonu laa lay joxe kaddu xamuñ ñoom Eva day toog ne noonu lii mënta ne li Marie-Louise bind nii journaliste yi dañuy yokk rek man xaw ma loolu xam nga ñoom ay journaliste lañu dafa am geneen xeet goo xam ni dañuy créer seen site internet waaw ni ñoom ay journaliste lañu waaw di chantage politiciens yeeg homme d'affaires yi d'accord di leen escroquer maanaam nga dégg ci turu taskatu xabaar waaw ni nañ ko leeral nag maanaam dañuy dégg benn affaire samedi bi passé maa ngi ci doon def benn émission d'accord dañuy dégg benn affaire ñëw daal ni par exemple Eva da déggal naa la lii waaw daal koy bind yónni kenn ci yow pour tiital la pour chantage la soo ma joxee temps nag ma bañ ma fay lijjanti pour mu génn
ci koppar waaw su dee tapet la nag waa ji ki nga xam su dee tapet la wala defkat la day génn xaalis jox la ko noonu la ñuy def di santeloo nit ñi am na kenn ko doon def koo xam ne mi ngi instant bi mi ngi ci kaso bi moom la Marie-Louise doon jàpp def na ko benn tëj nañ ko ki ñu tudd nii tëj nañ ko benn femme d'affaires def na ko ay politiciens yu bare bare ba dëkk bi xaw na yëngu te du dara troisième affaire baa nekk nii pour les bii mooy troisième bii maanaam troisième fois nit kooku tam def lu ni mel dugg kaso ci yu min na fa yu mel ci yu mel noonu te loolu dafa war a dakk Mame Less Camara damay doon waxtaan man ne ko est-ce que journaliste dafa war a am xaalis man maa war am xaalis waaye du xaalis bu ni gaañ ñi journaliste bu bëgg xaalis da ngay bàyyi rédaction yi te dem Sandaga liggéeyi defi commerce waaye journaliste soo yemee ci sa liggéey rek doo am xaalis bu nit ñi di coow dëgg la donc tey di soo dee journaliste ubbi site internet ñu lay gis ngay dawal yenn auto de luxe yeeg yoo xam man kon de ma xam ne defoo journaliste bi nga xam ne moom la Marie-Louise jàng bokk dem tribunal traité information bi juste et vrai jox ko population bi da toog weer wi dee nga fayee mais su fekkee da nga ciy dugal ay chantage ak yooyu rek mooy escroquer bi ngay wax hormis chanteloo nit ñi tam xam nga dañu nekk ci benn monde boo xam ni damay dolli rek ci li nga wax nit ñi dañuy nekk à cheval entre pas mal de choses da nga nekk Marie-Louise dana nekk ca observateur waaye dana am ay yëfam yoo xam ne daf koy def loolu bu ci yàlla defee barke mën nga am leneen mën nga am loolu du liggéey journaliste baa la ko may dëgg la tey jii mën nga dem ba ubbi sa yëfi bopp mën nga nekk journaliste dem ba ubbi sa yëfi bopp xam nga dem li jën sa mais ci traite moom un reporter koo xam ne journaliste nga ci yow tax doo rédacteur en chef faf di dawal oto boo xam ne directeur rajo bi wala directeur télé bi dawalu ko dëkk foofu xam nga di voyager fu nekk yaa ngi am yooyu ci boppam dafa doy waar de ñun ci milieu bi leen nekk du démb lañ fi dugg def nañ ci presse man def naa lu mu ndaw ci presse plus de 20 ans li naan du xawma lan ba moo xam ba cay soox sàmmkat voilà fépp la nekk escroc yi ñu ngi partout te ñooñu ñooy yàq deru ñoom Marie-Louise ñi ñu yàq seen der ñoom Marie-Louise mënuñu koo wax man damaa nekk seen biir duma journaliste mais man damaa xam la ci biir ñu ci nekk di yàq seen der yi dafa bari ci ay escroc la ñoom ñëpp da nga demal màggalu Touba wala gàmmu su la tegalee feuille journaliste yi wala groupe de presse yi fa teew feuille bi su la ko tegalee moo ëpp ñi màggal si déggoo ma de nombre de journalistes bi ñu wax ni moo ñëw ci màggal gi loolu nombre de journalistes yi nga wax ni ñoo ñëw ci gàmmu gi ñoo ëpp ñi màggal si wala ñi gàmmu si tellement que dañuy bari ay ndoybaan.com ay xiismbacc.com yooyu la ñuy def di escroquer sëriñ si di escroquer homme d'affaires yi ñëw di leen filmer boo xam du génn fenn d'accord léegi nag ku ci xëy suba dem la ngay dem jënd caméra jënd micro wër la ni journaliste nga boobu am na xeetu escroquerie voilà dañuy dugg am na fu gouvernement bi di dugal seen ay communiqué pour ku war a def point de presse wala conférence de presse ote APS dañuy dugg APS xool xam fu événement am tey ñoom ñoo fay jiitu ministre ba toog fa ñoo fay jiitu journaliste yi loolu tam je pense que beneen xeetu escroquerie la nag nañ ko wax waaw c'est vrai parce que doo wax ñeneen ñi te doo wax sa bopp dëgg la fi nga bokk voilà doo wax ñeneen te doo xam sa bopp milieu yëpp dafa am ay brebis galeuses dans tous les milieux fi mu am daa am duñu wax ne ci ñun amul et ñu ni mel dem nañu Marie-Louise ba loo wax rek ñu ne la taskatu xabaar yi xamul lu ñuy bind amul niveau nii pas lu ne nga koy dégg loolu moo yàq deru journaliste yi dëgg la parce que journaliste bi nga xamante ne dafay xëy bàyyi njaboot dem sa kër dem liggéey normalement tey mënuñ ko def la part des choses ak ki nga xamante ne dafa jug pour juste sa poche c'est vrai parce que am na ñoo xamante ne quoi qu'on dise dañu jug rek pour am dara juguñu pour askan wi parce que ils sont pas là pour informer juste et vrai mais dañ fi nekk pour am dara informer pour s'enrichir am na ñoo xamante ne c'est des sites fictifs li ko Ndoye Bane wax da ngay gis liste sites yoo xamante ne xamoo fu ñu ne mais je pense que solution am na avec nu carte de la presse bu bees bi nga xam ne miin mooy président bi après nag dinañ mën a assainir bu baax milieu bi parce que voilà suñu milieu bi c'est infecté comme on dit c'est un milieu infecté et je pense que voilà ñoom suñu ñëwee war nañ mën a wut ay solution yoo xamante ne vraiment dinañ mën ñun ñi nga xamante ne pourtant dañu dem jàng métier bi dañu dem def école user suñu tubé yi ci banc d'école yi pour mën a tey ñu nekk fier d'être journaliste xam nga léegi soo nekkee journaliste gëstu nañ ne itam
dans le monde di nga gis ñoo xam ne ñu ngi ci monde de communication defuñu journalisme et pourtant qui ont percé mais qui sont parmi les meilleurs c'est la formation gis sur nañ le ko tas loolu mënta ñàkk C'est si vrai. sa am na fi am na ñoo xamante ne ils n'ont pas été à l'école et ils ce sont de bons journalistes Effectivement. c'est pas parce que tu es allé à l'école que tu es meilleur déedéet ak éthique ak déontologie mën nga voilà. réussir lu Voilà, nekk c'est ça. très bien merci beaucoup bala ñuy dégg tourner parenthèse dama toog temps yi passé seetaan benn télé dégg benn journaliste jaarul fi nga jaar ci palanteer bi la jaar yéen da ngeen di dafa am ci ñuy buntu jaar bi. ci palanteer. waaw dafa am ñoo xam ci palanteer bi la jaar D'accord. ba Sénégal yi accepté ni journaliste mu toog mu ni benn homme politique bu mag yow ngeen nekk fii di ngandulu yow sa dossier bi ma yor su ma ko génne woon dootoo jar dara fi ma toog dama am ay chair de poule automatique yor naa numéro waa jooju moom it la ma ko xamal ma envoyé ko ma envoyé ko benn photo ma ragal ma àdduna envoyé ko moom mi wax loolu di menacé kilifa googu ma envoyé ko WhatsApp yaa ko benn def de. photo ak benn audio rek toog yow la de yow bu la émission bi jeexee mu woo ma ne booy foo jële lii ma ne ko bàyyi leen di toog ci télé di menacé ay kilifa ak di leen chantage pour lan li nga ko xamal noonu la xamale leneen sa lii yow tam su génnoon dootoo jar dara comme leenee soo ko tey génnoon Ndoye Bane donc man ko bàyyi leen yooyu c'est pas bien mun ma wax nga de wax nga man ko defal sa nee nga journaliste nga liggéeyal sa liggéey journaliste li nga ko xamal intéressé wul askan bi wax Très ko bien. ci réew mi jërëjëf Ndoye Bane lii yëpp dafa bokk ci wareef parce que xeetu escroquerie yi ni ñu ko waxee bare na façon waaye escroc moom benn type la rek escroc la ci àtte bi léegi li ma la bëgg a laaj ñu mooy nekk nag jamono boo xam ne ña ca gën a bare wax daal mu mel ni ñoom la ñu gën a fonk moo tax nga def coow def ba escroc bi day ñëw ni Eva Tra maa la escroqué mënoo ci dara demal fu la neex te pourtant day dem fu ko neex yenn saa yi te du mujj fenn loolu lu koy waral parce que peut-être preuve moo amul mais dama lay wax Ndoye Bane su nekkee yëpp dafa taxaw preuve yi ñëw yow comme parce que xam nga comme on dit suñu séqee dara ci ay bind la parce que yoon aussi këyit la xam dëgg la këyit la xam yow su nekkee dafa am ay remise looy jox nit bindal c'est vrai nga am preuve bi suba su nekkee da nga am benn cas wala mu escroquer la di nga mën a dem prouver yow que kii daf la escroquer rek daf la escroquer du moins comme ça yow yoon dina la dàmpaay di nga am dàmpaay yoon dina ko condamner mais des fois nit mu ne la demal fu la neex xalaat peut-être bras long et tout mais je me dis que man j'ai toujours confiance en la justice de mon pays parce que man gis naa ay cas yoo xamante ne peut-être nit ñoo xam ne dañu foogoon ay borom doole la dañ leen jàpp dañ leen tëj donc justice am na si dëkk bi am na si dëkk bi ñu ngi condamné ñu ngi jàpp ay nit ñu ngi leen di condamné très bien donc yow tey su la nee demal fu la neex yow demal fu la neex demal yow nga topp sa dossier nag topp ko nu mu waree pour mën a am yow li nga xam te ne moom nga ñàkk nga mën ko am parce que nag dama lay wax ne escroc yi partout lañ nga xam ku dem ba tribunal di escroquer fa nga xamante ne fan la ñuy jàppee nit yi man j'ai été sidéré temps yi may def xalaas waaw xalaas la ma teel a dama doon Marie-Louise bi daan def xalaas avant ñëw monde dëgg tu vois un peu donc dama doon teel a yeewu damay teel a dem tribunal ni ma toogee noonu ci salle d'audience bi commencé guñu mu am ko xamante tout le temps pourtant mu ngi tribunal ba léegi maa ngi toog benn ay famille xam naa dañu am problème mu toog mu naan kan lu tax ñëwoo sama bureau da nga waroon ñëw sama bureau soo ñëwoon sama bureau peut-être problème bi du agsi fii dama tiit ma tourné ma xool ko. parce que bañ nga am bureau. non mais attends raba genre. non raawu tribunaux bi la tribunaux yi la. ma tourné xool ko ma tourné xool ko mu xoolaat mu xool ma ba suñu biir bët. mu continuer di wax. maanaam tribunal bu ñëw rek wax ak ñëpp ñii duñu greffier ñii duñu kile. non surtout ça. parce que nit su amee problème day jaaxle. ku ko dalal rek lay nit su amee problème xaar day jaaxle. parce que problème dafa diis surtout ñu jàpp sa mbokk. jàpp sa jëkkër jàpp sa rakk wala jàpp sa kenn. dëgg la ak ay dëgg amoo repère xamoo da ngay ñëw rek dugg ci tribunal am na ñoo xamante ne ñooñu la ñuy xaar pour mën a nekk ay rabatteur lañ. waaw dañ fay yàgg ba xam lu. xam nañ lépp xam nañ lépp xam nañ bureau ñu ngi yëpp police ñu ngi dañuy fépp ñëw dugg lu bureau juge bi ne kii juge bi mu ngi nii xam naa ko dugg nee na juge bi nee na nga jox ko lii fekk juge bi yëgul waay juge xam nga fekk juge bi yëgul nee na nga jox ko lii voilà des fois dañuy yàq deru juge yi juge bee laajte lii te fekk juge bi yëgul encaissé nga kii ñëw peut-être ñu bàyyi ko mu ne man maa def intervention loolu dafa bëri ci soo moytu mu encaissé ñaari camp yëpp ñoo xamante ne ils se font passer pour des juges pour des avocats pour des greffiers pour voilà te dañuy xam affaire yi dañuy xam xam yoon article yeeg yëpp loolu doy na waar voilà donc très bien mami Linguère ñu bàyyi la nga dikk ci waxtaan daf may li Marie-Louise wax daf may saf paa bi doon jaay garabu sàcc yi nee na gàddu saagam duy ko ba mu fees ak fasam dugg ko la baan ne day jaay garabu sàcc yaa ngi nii boo ko yoree kenn du la sàcc fu ñu taxaw di ko wax ñu sàcc téléphone am
ma ne ko lii nag mooy fas nag. très bien xam nga ñi ngi wax ci escroquerie mais. man damay toog léeg-léeg di ci xalaat biñ ko yëkkatee ba léegi fan la amul. fan. te foo xalaat rek danga naan pourtant loolu noonu dundoon nañ ko fi wala gis nañ ko fi. mais xam nga dafa am ñoo xamante ne tamit ñi ngi escroquer nit ñi te bàyyiwuñ ci xel Marie-Louise. d'accord téléthon am ci dëkk bi wala dara xew ci dëkk bi. nga toog sa kër di jënd tur yëkkati sa téléphone woote. allo ñu ne allo nga ne man la diw présenté wu ñu tagg la nga daan ne joxe naa 1 million. wala joxe naa terrain wala joxe naa billet Makka. ñu bind. ki mu jëm ci moom di dundee yaakaar. ñi ngi ko jaarale ci seeni téléphone ñoom jàppee nañ leen ci ñoom tamit ay waxkat. ndax Ndoye Bane dafa toog ci télé bi. téléthon am na wala benn émission am na. ma envoyé Ndoye Bane daf ma xam ma envoyé ko ci numéro wam. Ndoye Bane kooku noonu man jox naa ko 200000 man la Mami Linguère Diop. Ndoye Bane daal ne Mami Linguère jox ne 200000 man am naa ci tur. fekk tur boobu laa doon wut. mais maa ngi escroqué parce que li may wax waru na ma ne man du ma ko joxe. te léegi maa ngi ciy am tur parce que ku xëy ku nekk dina ne moom de def katu lu baax la. ndax joxe woon na 200000 ci liñ doon woote démb. kenn joxewul te su ma paree man du ma joxe man wóor na ma fi ma koy defee que ne du ma joxe. ñuy def téléthon nga toog daal di woote daal ne allo man la diw. loolu ngeen di wax noonu kay sama yaram diw na ci wala sama yaram daw na si wala nga tudd sa turu société. wala nga tudd dara. nga ne man foofu noonu joxe naa fa 1 million wala joxe naa fa 5 millions wala joxe naa fa terrain. te mu wóor la ne yow tur bi jàll ci télé bi rek ngay wut. Marie-Louise loolu escroquer la wala du déet. man nag xoolal mënuma parce que comme on dit je suis pas juriste. mais ay manœuvre la def. mais reste à voir ci remise xam nga amul dara loo xamante ne jox nañ ko ci. tu vois un peu peut-être li nga wax am na ci tur am na ci ay entrées et tout. mais comme on dit escroquerie dafa loo xam ne da nga def ay manœuvre. pour mën a am dara mais am na ci ñoo xam ne. fu ma bëgg a waxee mooy. am na ci ñoo xam ne dama mës a wax benn xale ne ko yow est-ce que doo régler. parce que gis naa ne temps yi mig mag yi am ci dëkk bi yëpp yu ci ëpp ñu ngi la ciy tudd. mu ne ma réew mi da ngay forcer ba am tur. boo forcer ba am tur loolu lijjanti ji mu lijjanti ko. bokk fexee rek ba bokk ci showbiz mooy na la benn artiste way. wala fréquenter nit bu siiw. mooy manœuvre bi kii wax maanaam kooku noonu escroc la. mais tey jii ñi koy déglu maanaam tur woowu noonu su ko amee ba pare ci lay nekk escroc. parce que escroc mooy xalaate noonu. lii Marie-Louise xam naa ni am na dossier yoo xam ñi ngi ko doon wax barki démb di nga koy gis. ñiy ubbi ay entreprise tudd ko Mami Linguère service wuti ay secrétaire wuti ay booy ñuy liggéey et tout naan woo étudiants yi ni leen dañ leen di wutal bourse Canada woo leen ni leen dama leen di wutal liggéey woo ñi ni leen dama leen di wutal financement ngir ñëw déposer ñu laaj la frais de dossier 100000 frais de dossier 200000 nga fexe ba am fa 200 jeunes yu ñëw déposer seen frais de dossier nga xëy suba ni fes changer bureau dem Kaolack dóor waa Kaolack changer bureau dem Ndar loolu genre bureau yooyu noonu dafa bari Dakar torop te ñi ngi ciy xawaray jeunesse bi te da ngay wax bay bëgg a dee mënuñu ci dara booy dañuy dajaloo porter plainte du mujj fenn parce que dañ leen di wër leen du ñu gis et puis dañuy am ay relation seet naan escroc boo gis yéen des fois day jéem a dóor li muy dóor te du bàyyi trace comme li ngay wax preuve décharge ñu ko fii laaj Sénégal tey ji Mami mii li may miin sama ko doon lebal 500000 tey jii soo moytu duma ko laaj décharge ci ligne bi pourquoi parce que dañoo miinante donc preuve yooyu ñuy manqué mooy tax dafa mel suñu demee tribunal waa ji naan la demal fu la neex parce que amul dara loo xam ni amul preuve amul témoin parce que amul preuve amul témoin très bien maa ngi ko fi doon wax keroog amul preuve amul témoin mais itam boo demee ca tribunal ba ña lay déglu dinañu xam luy yoon ak lu dul yoon jàngee noonu mën nañ xam voilà parce que kii fen ak mais moytul ma nag ñu baal ma mais moytul ma à la kàcckat day aay dañuy aay parce que gars yi moom comme on dit fële rëbës dafa am avocat dafa am magistrat dafa am juge parce que balaa ngaa ñëw la gars yi di sas dañ lay yeb dañ lay conseiller donc soo ñëwee da ngay am stratégie de défense boo xamante ne des fois da ngay nar ba à la fin da ngay brouiller affaire bi mais quoi qu'on dise juge yi c'est des gens yoo xamante ne da nga nar benn yëf bu ndaw ni piccit yàq yëpp voilà parce que juge bi des fois dalay bàyyi ngay wax mais ci biir mu ngi lay dóor ay question piège yoo xamante ne da ngay dem ba da ngay contredire te am na ci juge yoo xamante ne dañuy yeewu dañuy bàyyi xel looy wax dañuy bàyyi xel ay sociologue dañuy bàyyi xel looy wax dañuy bàyyi xel donc après nag c'est pour un retour ne la sànq de lii nga waxoon waaw te déglu bi gën a garaaw doo ma laaj Marie-Louise miin nga ko foofu miin ngeen ko kay déglu ne tekk newul waaw newul déet waaw
waaw ñu ngi lay xool rek. waaw newuñu déet macha allah ñu ngi nuyu bu baax a baax. sunu frère Yoro Moussa Diallo. di nuyu ñoom Racine Thion di nuyu ñoom Thiassine nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi ci tribunaux yi. ñu ngi lay ñaanal yal na xel bi gën a wér. te àtte bi gën a jaar yoon ne yàlla mooy buur. moom moo nu yebal ñuy liggéey. waaye ci liggéey boobu itam ku ci nekk yaa ngi ñaan barke macha allah. très bien mami. waaw beneen bi mooy damay seetlu tey jii mami damay escroquer. ma yóbbu ko tribunal gagné ko. mu war maa fay. tribunal ni na ma fay. mais du ma fay. continuer dox dafa fekk continuer woo ko parce que xam nga déjà procédure dafay jël temps. parce que mën na commencer par flagrant délit. parce que nit ñi peut-être duñ comprendre loolu flagrant délit nga ñëw tribunal bi condamné la peut-être 2 ans avec AP 2 ans ferme wala AP mooy délit boo xam ne dañ la jàpp la main dans le sac je sais pas dañ la jàpp yaa ngi mooy délit bi nga xamante ne affaire yi nga xamante ne bu leer du jël temps jaar soxlawul instruction parce que soxlawul mu jaaraat ci beneen juge pour continuer enquête bi donc li nga xamante ne enquêteurs yi wolof bi nag baaxul noonu enquêteurs yi ñi nga xamante ne gëstu nañ ko enquêteurs yi li ñu am moom la ñu indi ci juge yi pour yow ñu mën laa àtte donc loolu du jël temps suñ la placé sous mandat de dépôt benn jour lañ ciy teg le surlendemain ñu jugé la tu vois un peu donc muy foofu su nekkee dañ la condamné yow prévenu yow ki nga xam ne moom lañ condamné tu peux faire appel loolu moo tax ngay dégg ñu naan appel soo defee appel tant que appel boobu jàllul mënaguñ la fay. Day mel ni affaire bi dafa commencé waat. day roof galgal pour def appel pour. day mel ni affaire nouvelle la day mel ni musuñ ko jugé yeneen juge ñooy ñëw jugé waat affaire bi comme si day door a ñëw léegi boobu su jeexee aussi am nañ possibilité dem pourvoi en cassation su nekkee dañuy rendre arrêt boo xam dafa confirmer kii bi premier jugement bi yow aussi tu as aussi la possibilité dem pourvoi ca kaw pourvoi en cassation. même après pouvoir bi mën nga def rabat d'arrêt mooy boo xamante ne peut-être arrêt bi dafa am voilà dafa am ay erreur voilà dafa am erreur donc il faut que ci jugement bi ñu régler erreur boobu donc loolu yëpp ay procédure la léegi nag soo boucler loolu nag yow tey mën nga ne waaw man juge bi condamné na kii mu fay ma lii yow contrainte par corps yow nga dem su nekkee suñ ko génnee su nekkee fayu la yow mën nga dem ak contrainte par corps boobu ñu duggalaat ko ci kaso bi ba mu fay mooy faw mu fay ñu soog ko bàyyi mu libre macha allah loolu tam dafay am yaa koy jox mais loolu moom loolu yëpp il faut être procédurier vraiment parce que sinon ko def est-ce que tu auras les moyens de te payer un avocat boo xam ne dina mën a poursuivre dossier bi est-ce que yow toi seul tu peux le faire am na ñoo xam du leen ko jaral est-ce que amul tamit benn temps dégg nañu beneen leeral rek bu ñuy indi ne boo gisee ñu bare sax bu ñu leen tapassé du ñu dem ca tribunal itam dañuy wax ne duñu am avocat waaye ku ne salaamaaleykum ci baro ba rek am nga déjà avocat boo xam ne défense la day taxaw jàppale la waaw mais loolu c'est si kaw crime la parce que voilà parce que su nekkee da nga c'est des faits criminels comme dañ lay juger devant le chambre criminelle mooy yi nga xamante ne reykatu nit yi ñi nga xam dañ leen accusé dañu waxagum dañu leen accusé dañu rey dañu def ay délit ay crime comme ay non pas viol délit kii la flagrant délit la mais ay agression ay rey ay crime assassinat yooyu ñooñu yow tu as le droit d'être assisté quel que soit le crime bi nga commettre tu as le droit d'être assisté loolu état sax mooy fay ki nga xamante ne moom moo lay kooku droit wu doomu aadama bi la état da lay fayal koo xamante ne avocat boo xamante ne moom moo lay layool keroog bañ lay juger en même temps am na ñoo xamante ne état da leen a jox kii avocat ñoom aussi dañuy am c'est mbéj waaye ma tourné mbéj man Marie-Louise ngan ma waaw lu tax ngay fay tey bi man Marie-Louise di mbéj yaa ngi toog mën nga ko bàyyi te ngay fay c'est ça nit ñi Sénégal du ñu attee kii duñu maanaam da ngay tooñ am ay supporters loolu fi am mami Marie-Louise ma ñëw ci yow kon tribunal bare na wàlli escroquerie boo xam ne ci famille la da nga gis baay bu ñëw ne sama doom yi ñoo jël samay bien ndey ñëw ne sama jëkkër moo def nangam vice versa bare na fa si cas yooyu sa bëriwul noonu parce que waaw cas familial mais peut-être comme cas bi ñu amoon sànq mooy ki nga xamante ne da nga jox sa nit mu defaral la dara sa mbokk sa sœur sa frère tu vois un peu wala sa doom sax des fois day am sa doom mu ñëw jaay sa kër wala jaay sa alal wala di jënte ay kayit yoo xamante ne pour mën a utiliser sa alal pour à des fins jaay ko loolu am na fi
am na yeneen cas wu escroquerie boo xamante ne peut-être dina reetaan loo nit ñi escroquerie au mariage boobu man au mariage oui parce que da ngay gis koo xamante da ngay gis koo xamante ne da ngay ñëw nga ne man dama bëgg a marier Eva Tra ñëw indi ko alal indi ko lépp ndekete kooku dala doon nax nga dem ba ci biir kooku dem ba date mariage wala am mu ne may wala mu bañ a marié wala fekk lekk na sa alal ba pare yow su la neexee mën nga dem tribunal nga porté ko plainte mu delloo la sa xaalis maanaam ku jigéen ki moo la doon nax moo encaissé affaire as yéenewu laa sëyal waaw nga jox ko teraanga bu dul jeex waaw mu pare ne peccet ne sëyatul ay waay Samba Ndaw comme ni ñuy escroquer yenn bismillah am na ci yenn nañu ma baal sama mbokku kaw yi waaw ñoo xamante ne dañuy ñëw Ndakaaru gis xale bu jigéen bu rafet lool ñu daal di dugganteeg moom ci mbëggeel dem ñaari fan ñetti fan mu ñëw ne la damaa wan lor te faaw ma dem dindi ji ko te fa ma koy dindee alal ju bari lañ ma ci laaj nga daal di miraas sa bopp léegi nag problème bi mooy ëmb boobu du mus a jeex parce que weer wu dee wu ne ëmb bi dañ koy dindi mami loolu ajul kaw loolu ñu yem fi non mais xam nga loolu ñu koy def ay grand xam nga damaa gis dama ci am ñaari cas yoo xamante ne waa ji dem na ba génn réew mais ba léegi nii ñu ngi koy rattani chaque fin du mois ëmb bi daa war a c'est extra non man grand bi ñu ko defoon temps yee passé man maa ko ci génne parce que xale bu jigéen boo ñëw ni ma diw moo ma ëmbal te bugguma yàqe biir fii Maroc laa ko bëgg a yàqee te laaj naa ko temps petit peu wan ma preuve yëpp mais dëgg la non ëmbul mais dëgg la moog waa ji am na lu séqoon ak tout mais da doon chantaloo waa ji bi ma demee di laaj ndaw si di poser question ba ma xam ne ndaw si waxul dëgg ku ciy doxi de yàlla nga tase ku lay chanteloo Eva Tra ñambaas ci boobu ñi ngi koy dund nag bokkul ci tem nan ko ci boole rek am na ci ay góoru kilifa yoo xam ne actuellement ñi ngi dund yu metti yoo xam ne déggu leen ma de sama ñaanu fukki at ca laa ne doxkat yàlla na nga tase gone gu lay sàcc déggu leen ma mais léeg-léeg da nga leen di yërëm de Ndoye Bane xam na li may wax Ndoye Bane xam na ne am na ay kilifa yu muy giseel si pet yaa ngi leen di seen ñuy dem ak a ñëw li Youssou doon wax naan yaa ngi may gis may dem ak a ñëw moo ne am na lu des apparence bi nax na la am na ay kilifa yoo xamante ne actuellement ci réew mi bu ñu tiimee ceeb mënuñu ci lekk ñaari kudd yu egg ndax dañ leen di chanteloo ñi ngi ci ay problème yoo xamante ne nii bu ñu la ko waxoon nga bàyyi àdduna allahu akbar am na fi ay diryanke yoo xamante ne yaa ngi leen di gis ñi ngi ak seen 4x4 takk seen ay noir fumé dem ak a ñëw mais ñi ngi ci problème nga jékki-jékki gis seen takkaay dem gisatoo leen ñu takk or waaw nga jékki-jékki gis leen ñu nekk ci ay problème waaw ñu xëy na la oto bi dafa paan wala ma nga garage waaw fekk na ñi ngi leen di chanter loo dugg nañ ci problème bu rëy boo xamante ne benn xale bu góor a fii nekk di la apprécier bu tayee mun la yuu sa greffage bi moom ni nga ko tentee baax na moom ba nga faf ànd ak moom bu subaa mun la yuu tey moom yaa ngi bati bër def ci juróomi dërëmu laalo waaw boo nekkee nooy bopp boo xam ne nag yow ka nga nekkal wala góor ga nga nekkaloon duy apprécier nga approché xale bu góor boobu mu photo la wala mu filmer la wala ngeen wax yow ci benn audio mu tëye ko chaque jour mu balancé la ko defal lii tey sinon bu subaa ma def leneen am na ci femme boo xam ne jaay na ci oram jaay na ci tay la na ci këram jaay na ci otoom sàcc na ci alalu jëkkëram ba sëyam actuellement mi ngi ci di tas waaw Ndoye Bane mais way wala ñu naan la aayow fi maanaam ndoy bul toj yooyu waaye yow tamit Marie-Louise borom xalaas moom yi yëngalu ko dégg nga li mu wax Eva nii wax nii Marie-Louise yi ñuy wax nii mbirum chantage tam dund nga ko ca bërëb ba chantage dafay am chantage di chanteloo nit ki am na ñoo xamante ne dañuy créer ay compte Facebook yoo xamante ne ay compte fictif la jël di la ci chanteloo di am say photo di la ci chanteloo amoon na cas bu siwoon fàtte naa mais cas boo xam ne siwoon na waa ji te ay jeunes lañ judduwuñu waaw ñoo xamante ne judduwuñ di chanteloo ay kilifa di chanteloo ay kilifa xale yu di jigéen chanteloo ñi ay kilifa wala di chanteloo ay borom daraja pour am ci ñoom dara yow su nekkee da nga ragal bañ sa sëy tas wala sa kër tas wala sa ñu vilipendé la da ngay man nag bu dee man bu dee man bu ma xam naa ni ku mel ni Mia mi ngi bëgg a xam naka lañ leen di chanteloo waaye nag gis nga yenn yëf yi dangaa dem boole sa bopp ndax liberté waaw nga boole sa bopp xam nga sa tu appelles ton époux ou ton épouse waaw xanaa loolu nga ni que madame ñëwal fii kay fii lii moo fi am voilà wax naa la mais sinon prisonnier ngay nekk à vie tey ji xam su fekkoon époux wala épouse nga koy xam way ki lay chanteloo lim lay laaj soo ko nangul jox en général du ay sénégalais dafa am ay nit ñu nekk bitim réew ñoo xam ne tey ji fekkee góor nga dañuy jël xale bu jigéen bu rafet benn vidéo boo xam dañ ko filmer su la nee nañ dem appel vidéo soo defee appel vidéo moom ngay gis xale bu jigéen bu rafet boobu ngay gis muy def ay affaire
nga yaakaar ki nga jaakaar lool moom mooy def affaire yi fekk fi dañ la tegal benn caméra sa kanam yow nga nekk fa simmeeku di génne sa di sim sa mari ngaay jël sa yoonu ngaay jël sa yoonu Bambey jox ko mu capturer image yooyu su capturer image yooyu ba pare da koy def monter def ko CD envoyé la ko nga seetaan sa bopp mun la jox ma 1 million billaahi barke Cheikh Bass Abdou Khadir bërki démb yaa même pas 4 jours am na waaju ki fay benn ñàkk 500 000 francs billaay ndeysaan jabar jee ma woo ni ma kaay dimbali sama jabar sama jëkkër mooy fulla de tàbbe ngeen fi ma doon mais wax waa ji nag dafa am fitu damay dem woo boole jabar sama ji wax ko bi wooyee jabar ji ñu xool jabar ji jëkkati xaalis jox ko jabar ji yónnee ko waa ji ñun dañoo baax ci yéen di yéen nu xamul am na ci ñoo xam ne mais mais ni muy dalee góor ñi noonu lay dalee jigéen ñi jigéen da ngay nekk ci affaire yi di ko def bañ jàpp la ba ndaw c'est que avec ay ñi koy def dun sax am na ay xale yu jigéen ñi ne fii ci nag ci dëkk bi seeni AP leen loué noonu la ñuy xëy di fiir gars yi dañ leen di fiir mooy seen métier dañ lay fiir di la fiir ba suñ ci xësee ba jàpp kenn jàppoon nañ ci benn waay boo xam ne ñaari jabar la am ñaari jabaru kilifa moom muy kilifa par yor ñaari jabaru kilifa allahu akbar cey waay ñaari jabaru kilifa waaw bi ñu yëgee affaire yi ba ma dem explique ko man maa dem ci kilifa boobu ni ko xamoo ma da nga may dégg man tam dama lay dégg rek mais kilifa nga sa doom ji ma romb ci buntu kër gi waaw kilifa la dëgg la yow kilifa nga am na yoo xam ne waroo ciy dugg mun ma lan la ma teg ma wan ko affaire yi mu déglu audio yi déglu xool image xam ne moom man ko lii su génnee ñi ngay lor ñii loru mooy bari waxuma la yow mais ñii loru ngay ñooy gaañ day bari en toi mun xam nga mu daal ni ma léegi nu may def tàmbalee jooy man ko déet mag am mag kan mu dugg duma jooy arrêté lii non c'est vrai ah non dëgg la comme yooyu bari na am na ci beneen boo xam ne boobu waaj xam nga baat moom gis nga bari bi waaw bu nu nee góor xale la rek léegi say da nga nangu ne la góor xale la xamul dara xoolal ma yooyu xale yoo xam ay yëfi xale rek barki dem Ndoye Bane nekku fi maa ngi lay wax ne la loolu dafa xew am na lu actuellement Louise bëggoon wax ba noppee bu mu xewee xaw na yàgg mais xale yu jigéen yi dañ ko jëlaat fan yi bismillah am na kilifa bu mu dal Marie-Louise actuellement waaw mi ngi koy dund nii yow nii itam mami tam xale yu jigéen yi dañ lay wax yóbbaale ñu mais dañuy taxaw fu ruqe foo xam ne yow boo leen fa rombee di góor boo melul ne Ndoye Bane mel comme sama jiili sama càmmiñ lu baax li loo leen xamal da ngay taxaw yóbbaale leen loo leen xamal kan jiili ñi nga seedeel nii noo génne jiili ci sax sama doom jiili ndax seet day la soog a jiili door seet la mais xam nga Ndoye Bane boo ko defee Ndoye Bane boo ko weddee laaj ko 3 heures du matin oto ba mu romboon pneu yi yëngu xam nga lépp kenn mënu ko wax ci kilifa télé gi tapet la nag xale bu jigéen bi déedéet dama faa jaar non non dafa dem ak ki leen man yu mel noonu mais damay ñibbi ma damay dem tëddi am na lu muy wax Bouba Ndour daal maa ngi toog dama ne teqet di rek yow ne Ndoye ñaw du nit yow ndekete kii mari baax na fi tapet nga kii am na lu ko dal de non mari rek la ragal mais ñi ci des ñëpp faalewu leen àggali xale bu jigéen bi dafa yor njiit laay dafa yor njiit laay téye ko ci saagam léegi bu la nee yóbbaale ma nga nekk kilifa dafay toog ak yow su toogee ak yow ni ngeen toogee nii ngay dawal day jékki-jékki dindi njiit laayam bi mu yor roof ko ci sa suufu kii su ngeen ñëwee bu jub xale yu góor yi moom xam na fi muy waxante xale yu góor yi parce que xale yu góor yaa ngi ko fay xaar fi nga koy wàccee lay jékki-jékki rek yuuxu sama xaalis laa soxla ñu ne lan la bu ñu ñëwee nga ni mii man kii xaw ma ko dama ko doon yóbbaale mu ne ci suufu kii wam sama njiit laa ngi fi wala mu dindi lii ne la lii lan la liñ doon def sànq nga waroon ma fay doo ma jox sama xaalis wax naa ne la am na kilifa goo xam ne yàggul dara li ma lay wax matul 15 jours rawal montram bu cher dem na ci kalpe wam moom noonu lañ ko jëlee après xam naa pièce dañuy wut rek fuñ ko sànni maanaam xale yi ñooy doodu waa ñooy raquette faf mais xale yu góor yi ñoo ñëw songu la groupe lay nekk may la riir nar la tëggal waaye bersi boo xamante ne yow xale bu jigéen ba ngay seet waaye xale bu jigéen bi daa am ay darma seetoo xale bu jigéen bi da nga koy romb dafay wax ba nga yóbbaale ko wala mu jaay la jekk-jekklu ba nga yeb ko soo ko yebee moom mooy envoyé xale yu góor yi message ne leen maa ngi ñëw xam nga mag mu yor téléphone am léegi ñëppay sëgg ci téléphone nii ne la maa ngi ñëw su egsi wee nag ba si angle boobu fa lay fekk xale yu góor ñu toog da ngay egsi gaare rek au lieu mu wàcc fi mu naan la jërëjëf ak yooyu lay jékki-jékki yuuxu ne la fay ma sama xaalis ngay werante naan sa xaalisu la nag sa xaalisu la mu génnee njiit laay bi ci suufu chaise bi ne la xoolal lii nii maag yow ñoo àndoon yaa ma war a fay xale yu góor yi daw ñëw ne la fayal kii def ko lii def ko laa commencé la pamte pamtee kilifa gi nag moom nee na moom waxul moom jabaram yëg ko mais ay doomam liggéeyam ñi yaakaar ci moom mais Eva dañu futti oto bi ba mu set wicc boole ceeg actuellement mi ngi dund moom naqar boo xamante ne dara àdduna jaru ko bëgg a dimbali nit ki baax na mais réew mi moo tollatul fi ñuy dimbalee ñëpp balaa maa dem ci Marie-Louise waaw ka yeboon xale ba dem ak moom sali bay dëpp tuuti APH bi def choc
bi oto bi nee tëll wuy sama ndey dee naa su ko sama jabar yéegi ay sama jëm waay ay su ko sama jabar yéegi ak a jar di xalaat xam ngeen am na ñuy seetaan waaye ñu ngi elles sont par terre te xam nga li ci doy waar yow ñemewoo man dafa am lu may xalaat toujours te koo ca gis ma nga naan ay bu ma sama jabar yégee mbir kay baax na nag nga koy dox ak aisance non mais mbir moo xam ne yow wóor na leen ne yow ñemewoo sa jabar déeba mag muy sàcc nu muy dox ak aisance mag muy sàcc nu muy dox ak aisance yow sax tamit di génn Dakar gii daa wóorul autoroute péage bu gaaw bi accident yu bëri yi waaw léeg-léeg nag demoon mos na ñëw dégg léeg-léeg nga gis ko accidenté ak coro ba waaye bu dee man dama lay seeti rek ca hôpital ba rek bu ma dikkee rek ne maa yéen a ngi ci jàmm wala daa dee dem sama yoon nga di sama étudiante la rek dama ko romb tali bi ñëw ko yóbbaale fii am na ay raccourcis yooyu mën a génne yaa leen di jox ay client nag coupeel ma micro doy baat non su la nga ne sama étudiante la wala sama ancien élève la dama ko doon yóbbaale tegal la ko foofu moo tax lépp rek ci xeetu escroquerie ci biir kër yi kenn mënatu la surveiller kenn ndax jamono dafa yaatu nit ki moo mën a sàmm jamono boppam di dox réunion yee ngi fi gisante yee ngi fi nit ñi di duggante mbir mi doy na waar yàlla ñu naan kan ngaa war a wóolu ma fa nekk Marie Louise kan ngay wóolu sànq da nga doon wax ne ma boole sama bopp xam nga su nekkoon dafay yem entre yow ak sa jabar amul problème mais ña lay xamal la parce que tey su nekkee dañ la chanteloo man am na cas boo xamante ne ay étudiante la ñu woon de benn kilifa bi ci nekk ci dëkk bi fii ay étudiante dañ ko photo waaw photo ko di ko chanteloo ak ay photo waa ji ba mu soonee daa dem porter plainte xam nga su nekkoon dafa yem ci man ak sama jabar amul problème on règle ça mais soo demee sa porter plainte affaire bi day ébruité wu tribunal da ciy jot journaliste ña nga toog sa tour dañ ko fay wax ñëpp dañ koy yëg mais am na yenn xeetu atte à huis clos aussi du huis clos parce que ay magum jëmm lañ huis clos su nekkee peut-être yenn cas yoo xamante ne peut-être ay xale lañ ay mineurs ay xale yu ndaw yoo xam ne dañu tuuti ñu protéger leen parce que mënuñu pression publique bi mënuñu ko supporter ak yooyu ak yenn audience yoo xamante ne dafa xaw a dégueulasse mooy Zahra Nasra gisoon nañ ko fi je sais pas si Zahra Nasra ak waa cas boobu c'était à huis clos c'était à huis clos mais je me rappelle El Hadj Diouf ma nga doon yuuxu pour ñu mën a dégg li muy wax c'était à huis clos parce que débat yi xam ngeen El Hadj Diouf il faut ñu inviter ko Wareef aussi parce que moom sunu avocat la ci thème bii lañ ko waroon non maître El Hadj Diouf il faut ñu inviter ko mais Marie Louise bi doon ñëw suba na baax bi ñuy jugé mooy xale yooyu nga xamante ne xale yi daan jël genre lekk yi di ko piqûre di ci def luy nelaw loo waate ba tey nga xam ne dañuy invité benn kilifa ci seen appartement jàppoon nañ leen fi xale yi jigéen yooyu dañ lay invité affaire bi dañ koy def ci biir fruit lañ koy def wala dara da ngay lekk xaw a somnale tëdd wala nga nelaw mais xale yi ñoom ñoo lay fotol seen bopp def la ni leen neex photo la nga dem toog ñu di la yónnee photo yi mais photo yooyu kilifa yi ci rëcc ci dëkk bi bariwul c'est ça de ñu ci bari jot nañ ko seen téléphone des fois ay ba pare même sax da ngay gis ci bag sax dañuy caméra sax ci bag tu vois ba moo tax nit ñi dañuy mais dañuy caméra sax ci bag xale yi léegi dañuy judd rek smart mais gis nañ ne léegi pédophilie itam nan ko wax parce que Wareef c'est un tout package la pédophilie dañu koy daan sévèrement si c'est des peines fermes surtout si yenn âge yi moom pédophilie ak viol mën nga jël ba 10 ans maintenant bon mais xam nga tamit Marie Louise dama jaaxle parce que xam nga lu tax yekkataan jeexul xale yi yuuxootul pédophilie léegi boo koy àtte ci xale 15 ans bi li mu am fitu def ko ci escroquer ko kilifa yi ci réew mii li mu am fitu tëgg ko moom ak ay xaritam dama mos a dugg benn taxi li may wax xaw na yàgg ñu romb ñett ba ñeenti xale yu jigéen ñi ngi taxaw ci benn quartier bu siiw escroquerie yaatu na torop xale yi taximaan bi yuuxu paa bi man ci sama bopp man dama ko jox cër man mi dugg ci biir taxi bi ndax maggum doon waaw xale yu yuuxu ko paa bi ne peep bu leen dem de maa ngi ñëw de ma ne ko paa familiarisé ma ko trop ak xale yi ñii maa leen di yóbbu dëkk boobu noonu ma ne ko dëkk ban fii nii boo wàccee kii bi fa ñuy feexloo jee xale yi de ma ne ko yow xale yu ndaw yi nga yóbbu foofu mu ne ma moytul ma xale yi xale yi mën nañ laa jaay sa bàjjan jaay sa yumpaañ lekk seen njëg te kenn du ko yëg mu ne ma est-ce que xam nga xale yi su ma defee ak ñoom journée bu ñuy ñibbisi ki ci gën a ndaw lu mu yor dina indaale 901 millions nga ni
ma ne ko foo leen di yóbbu mu ne ma xale yi bàyyiwuñu dara mu ne ma xale yi ma ne ko waaw mu ne ma li nekk seen bopp yow bu nekkoon ci sa bopp ba nga ni génnee nañ la réew mi yow am fit mu ne ma est-ce que xam nga man ñeenti xale yi ñooy sama patron ci ñoom laa jëndee beneen taxi mu ne ma xale yi wax ma liñ may fay mais man liñ may may ma ne ko mais yaa ngi seetaan musiba ndax yow lii bu doon sa doom doo ko seetaan mais mënalu leen dara mënalu leen dara voilà non non su leen doon wax dëgg rek ñu koy ñàkk waaw mënalu su leen leen dara paa bi jéemoon a conseiller rek dootuñu ko jël su leen paa bi jéemoon a conseiller nee naa la man ndeysaan dox naa ba gis benn doomu kilifa bu mag o Sali ñun ma kee doomu diw la ma ne diw ñu leen def ñun ma nangam lay def man ruus quoi ma xalaat kilifa googu ni mu baaxee ak ni mu normale ak ni mu correcté ma ne xaaral daal ma dem wax xale bu jigéen bi boo waxee moom dootoo ko def de ma dem wax ak xale bu jigéen bi ni ko kaay yow sa papa sama xarit nga yow nit ku baax nga fu baax nga bokk commencé kii looy defi mun ma lu ci soyoon nettali nga ñu ko dootoo ko defati man ko mun ma lu ci soyoon topp tool sa affaire dëgg la ndeysaan ma daal di dem yàlla yàlla baaxal mais daal escroquerie moom mais nag xale yi nag soo soo juddoo fekk sa yaay nekk escroc di escroquer sa papa di escroquer sa papa di escroquer yow nga judd ci escroquer wasa wasa mais kon su foo soo escroquer neelu jëlal bi nit ku nekk la nga nàmp ngay tax xam ci ay waay déedéet non déet soo amee bàyyi escroc nag yàllaay lay dimbali lool ba doo nekk escroc non déedéet am na ñoo xam ne seen baay escroc ay doom yu baax lañ waaw mais yàllaa leen dimbali am na ñoo xamante ne seen yaay dañuy jaay seen bopp ay xale yu baax lañ ñu nekk ay kilifa waaw ay yiw lañ mais yàlla nekkuma ci ak voilà man voilà moo tax man la yàllaa lay dimbali parce que wolof dañuy doom ja ndey ja des fois nag mu am bu rëcc mais tey ji imaginer xale bu jigéen boo xam ne dafa tàmm mbaraan 16 ans la tàmbalee mbaraan ba am 35 ans am jëkkër kooku ko takk mu escroquer la macha allah dafa mel ni kaaw gendarme bu jigéen faux gendarme bu jigéen waaw bu mujjee woon am kooku peut-être elle a eu une vie difficile parce que jóge na ci fii dem divorcé après prostitution mujj di sol tenue gendarme def boppam gendarme di piéger ñenn ñi waaw di piéger ñenn ñi tu vois ba piéger ñenn ñi pour tëdd ak ñoom après am ci ñoom xaalis tu vois un peu ku nekk nag su la raconté vie am peut-être doo ko juger très bien merci Marie-Louise am na ñoo xam ne bu ñu raconté seen vie doo leen juger waaye yal na yàlla teg ñu ci yoon bu baax ne ñaare defe naa vie bu naqadee sax yàlla daf la def pour nga jàngat ci boo ci jàngatee rek xam ne moom moo fi ne moo lay defaral li nga xam ne mooy doon li la jikk macha allah yal na nu ko yàlla defal et Marie-Louise lan mooy nekk ce mot de la fin bokk nga ci club Wareef danañ la fi invité souvent incha allahu taala kontaan nañu madame Cissé d'accord maa leen gën a kontaan c'était un plaisir ñëw partager ak yow Mami ak Ndoye Bane ci plateau bi di wax sénégalais yi rek ñu yeewu bañ a dañuy ñaaw njot parce que sénégalais mooy ko xamante ne day ñëw nit day ñëw wan la dara nga foog ne moo nekk ci moom te nekkul ci moom trafiquant d'influence yi bëri nañ def ndànk faux policier yaa ngi fi faux douanier yaa ngi fi faux yu bëri ñu ngi fi te ñoo ñëpp ay coupékatu ndox yeeg courant yi dugg ci kër jàmbur yi tu vois ñëpp ñu ngi fi donc nañ def ndànk jaar fi ñu war a jaar su nekkee da nga bëgg dara nga dem yoon bureau yaa ngi fi nan la tuddati visa ambassade yaa ngi fi yenn kayit yi am na foo xamante ne foofu nga koy amee donc on a qu'à faire attention ñu def ndànk parce que am na bëgg dara tax ba yow nga duggal sa bopp am na loo xamante ne jaru ko donc maa ngi remercier aussi tous les téléspectateurs de la TFM di leen wax Wareef bon vent et kañ ngay ñëwaat xalaas place fajar bi xanaa jël sa place non bàyyi yaa ngi géré très bien noonu la mbir moom yokkute lañ ciy ñaan di avancer rek di dem wallaay ñun ñëpp yàlla nañu daal Mami amin di wax ne Marie-Louise ne ko bégaat nañu lool ndax sotti ci ak def ci moom benn maanaam romb ci bu ndab ñu liiree l'observateur bu ñu gisee Marie-Louise ñu xam ne soxna saa yi mi ngi nii toog ni dinañ koy gis itam quartier général mais xam nga ñun dañ koy namm ndax at boobu rek dañu daan toog ak moom wax nga dëgg mais am na nu mbégte lool ci toogaay bi di wax ne àdduna daal wax dëgg yàlla lu ci mën di am ak dal da ciy gën te nit ki day am fooy toll ci sa àdduna dalal ndax dal rek mooy li la jig am na cër boo xam ne bu la ko yàlla maye kuy dund sax da nga war a dal ci yenn yi waaye bañan rek yor rek ji koy xob lu ñëw fëkk la ndax di nga dugg ci kàmb goo xamante ne nii ngelaw ga la fa dugal du la génne waat xale yi léegi dañoo capable coupable criminel trop ñoom daal am na ni façon am na ni feem am na nunu mel goney tey yii moytu leen yéen kilifa yi delluwaat di waxaat waa Sénégal gépp jaajëf di wax ne Abib Ndiaye moo jaar ci rob bi mi ngi ci 77
151 56 27 waaye di soññaan ñëpp di leen wax ne ci yeesalaat boobu ñuy yeesalaat barabu maam saa xewar Fatma bi aha kay ku nekk li nga am ci ngay sagalee sa bopp ci ngay sagalee sa maam ndax comme dañoo woote fii laa ko mën a jokkee waxee ko fi kenn ku ca bëgg a jokk ku nekk rek bëgg a barkeelu ci liggéey ba mën ngaa woo El Hadji Badara Mbaye ci 77 543 10 87 77 543 10 87 woo leen ko ngeen bokk ci liggéey ba ndax kenn ku nekk war ngaa yeesal sa bàmmeelu maam sa barabu maam sa dëkku maam ngir boo liggéey bu ñu koy inauguré nga am ca ndam Cheikh Makhtar Hakim Diop ñu ngi lay ziar bu baax a baax. macha allah mami merci. Ndoye Bane. sama maam jooju kañ la wàccoon. saa xewar Fatma mooy maamu Sénégal. Ndoye Bane ma bàyyi la nga tàggatoo bàyyil mami. jaajëf mami ñu ngi koy xam nga lii di nga ko laajte ba sëñ Cheikh Bass Abdou Khadre woo la taaj la. te man maa wax ne dina la taaj Ndoye Bane. jaajëf mami nii di tàggu ñëpp rek ba di leen di se remercier Marie-Louise bu baax a baax. te nit ñi di xaw a moytu rek gardien da ngay am gardien mu escroqué la nga am chauffeur mu escroqué la. nga sa jànq escroqué la wala yow sax nga escroqué jànq ba wala nga escroqué gardien ba yooyu yëpp da ciy am ñuy wax rek ne nit ñi moytu tey vigilant bu baax a baax. tey moytu téléphone yi du ku la woo ni la da ngaa gagné nangam rek te géo. c'est que su nee la da ngaa gagné nangam. nga gëm ko te géo yow yaay escroc bu mag bi. très bien su la dóoree dafa wàcc parce que yow escroc nga. da ngaa gagné Ndoye Bane dina la ko indil wala Pape Cheikh dina la ko indil li ma la ay animateur TFM ñoo lay indil nangam ak nangam. yow nga gëm ko te géo triant nga escroc nga yow mi ko gëm. très bien su la dóoree moom lu war la parce que yow yaay triant bu mag bi. kon boo suba jërëjëf Ndoye Bane kontaan nañu merci à madame Cissé merci à soxna Mami Linguère merci tam gërëm ñeel ñi nga xam ne ñooy téléspectateurs yi toog di nu seetaan keroog am na soxna Rama Wade bu fi wootee moom itam ñu escroqué ko wute nag soxna Rama Wade bu Adja Ndeela Wade ne kooku moom ma nga ca beneen programme boo xam ne moom lay pare muy gàmmu annuelu Alaaji Tidiane Niang ca Pout lay amee le 15 février kon kooku fu mu ne nii programme boobu la am moom ak soxna Ami Ndiaye Diagne ak soxna Ndeela Wade ñoom ñëpp macha allah ñu ngi leen di nuyu soxna Miyandour di la remercier yow itam ak sa équipe may remercier également ki nga xam ne itam mooy My Boutique ma nga nekk ci 77 547 24 26 77 547 24 26 bu ngeen buggee ooyu passe partout mën ngeen a dem ci moom Ngoné Sall Fall merci Mia yow itam ak sa équipe yëpp marax ba jërëjëf merci beaucoup